www.sangatv.com. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës dem baak dikk bi ñu ne nag jaarul yoon chauffeur sa nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ca gare des Beaux Maraîchers ña ngay ñaxtu ndax projet boobee nga xamante ne duppee nañu ko kon benn chauffeur benn taxi naka noonu laisser aller yi nañu koy joxe dëppoo ak yoon projet yi nga maanaam ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo bootu ci regroupement boobee ñu duppee Retramos ak GIE Bokk Yaakaar ñoom nag jafe-jafe yeggee nañu ko directeur bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi mu déglu leen nag ca la ñu doon ñaxtu ñu ne poñ bu mujj ba moom directeur boobu ñu dénk dem bi ak dikk bi kon taxaw na leen ca chauffeur sosé nag doon janook taskatu xabaar yi ca gare des Beaux Maraîchers. Oumar Sarr mi ngi teg baaramu tuuma njiitu réew mi Macky Sall ndax nee na dafa nëbb ab rapport bu banque mondiale daf ko nëbb yoon nag rapport boobee di setal wecc kii di Karim Wade moom coordonnateur national bu PDS fas yéene rek kon yegg ba ci pencum ndawi réew mi ngir nag wax ko fa ba député yi dégg ko. Njiitu réew bu France di Emmanuel Macron ñu ngi koy xaar ci Ndakaaru tey jii nag ci ngoon lay doon mu nekk nag tukkib ñetti fan boo xamante ne war na koo def kon ci Sénégal bu yegsee nag kon ci ëllëg si dana daal di rek seq waxtaan ak njiitu réew mi Macky Sall buñ ci jógee nag moom Emmanuel Macron dana daal di nag teewee ab conférence bu mag ñu jagleel ko wàllu njàng mi ni ñuy fexee nag ba dugal ci koppar mu gën a ñoŋ bu ci jógee dana yegg ba diwaanu Saint-Louis lu jëm nag kon ci ndaje moom mu jàpp leen ni kon conférence de presse moo ko fas yéene jeexal. daañu xeet ci wàllug mbay mi fële ca diwaanu Kaffrine ñu ne nag dafa am ab projet bu ñu fa tëral domaine boobee nag ñu ne ba nëgë ni kon sotteegul ndax buñ ko xoolee sax ñaari junni ci hectare la boobee nag projet ñu dugal ci nag ñuy xaar kon liggéey lu toll ci kon ñaar fukki junni naka noonu koppareen ci dugal mat na ñaar fukki milliards ak ñaar waaye ba nëgë ni nag domaine boobee kon liggéey ba tàmbaleegul ndax amul benn miir boo xamante ne sax tàmbali nañ koo yëkkati kon ba ñu mën a tàmbali kon liggéey boobee ci wàllug mbay danañ waxit ci mbootaay nga xamante ni moom moo ëmb éditeur yu Sénégal ñoom def na taxaw seetlu ci seen liggéey lu ko gàllankoor diggante 2015 jàpp 2017 ñu ne nag bokk na ci gën a yokk enveloppe bi nga xamante ni moom la ñu jagleel kon éditeurs yi di fond d'aide boobee nga xamante ni toll na ci juróomi téeméeri millions ci suñu koppar ñu ne nag loolee néew na bu fekkente ne bëgg nañu kon liggéeyub édition gën a ñoŋ ci Sénégal lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak joxañ baaraamu tuuma bi nga xamante ni Oumar Sarr kon joxañ na ko njiitu réew mi Macky Sall ndax nee na am na ab rapport bu banque mondiale boo xamante ne nii njiitu réew mi daf ko nëbb yoon te rapport boobu nag dafa setal wecc kii di Karim Wade moom coordonnateur national bu parti démocratique bu Sénégal na nag du yem foofu dana fexe nag ba dem ba ci pencum ndawi réew mi kalaame ko ngir nag ñëpp dégg ko moom Oumar Sarr mi coordonnateur national bu PDS ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane Younous Diatta. Macky Sall am na benn document bu am solo document banque mondiale ba nga xam ni tëb si teg loxoom document ba nga xam ni te doon seetal Karim Meïssa Wade mu nëbb ko justice nëbb ko Sénégalais yëpp parce que rek te ba bëggoon ñu condamné Karim Meïssa Wade loolu doy waar la noonu duñ ko laaj parce que mi ngi wax ñu koy wax nii nee na ñun ñoo wax ni moom neen bëggul ministère de l'intérieur bu nekk militaire kenn laaju ko loolu mais lu ko laaj mooy lu mel nii comme document bu mel noonu lan lay expliquer Sénégalais yi ñii tëb ko làq Sénégalais yi làq ko justice comment moom moo xam ne moo war a nekk représenter justice comment moom la mën a làq document yu mel noonu parce que rek document bi dafay setal Karim Meïssa Wade kuréel gi nga xamante ne nag moom mooy xeex mu ne ngir nag ñu tëral ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal rawatina nag woteeg falu ko njiitu réew mi kuréel googee nag tontu na njiitu réew mi Macky Sall ci kàddu yi mu yëkkati woon ne nag ci kaw ministère bi nga xamante ni moom la ñu ministère bi ñu dénk kon biir réew mi du ko def nag mu doon ab militaire loolee di kàddu yu tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall kuréel googee nag tontu na ko ndax nee na mësta sàkku lu ni mel kuréel gi nag doon janook taskatu xabaar yi wax rek ci li nga xamante ne nag moom la ñu fas yéene amal nee nañ tëral nañu ab doxub ñaxtu loolu jàpp nañu ko juróom-ñeenti fan ci weeru février ñu teewlu ci Mamadou Lamine Diallo moom moo wax ci seen tur ci micro Ibrahima Kane. ajuma bële passé lañ demoon ci préfecture
yóbbu lettre bi. Donc manifestation mi ngi dooree fële ci angle rue 10 ak Bourguiba ci casino bi jàpp nañ ne dañ ko autorisé donc ñun ñu ngi préparé wu ñun pour def suñu manifestation. bu loolu weesoo ñuy wax ne ñun mësuñoo wax ñun ci suñuy bind ne dañoo bëgg a mel ni militaire nekk ministre de l'intérieur xam nga fu ko président bi jëlee la ñu wax mooy moom dañoo bëgg personnalité boo xam ne ñëpp d'accord nañ ci mu organiser élection yi. lu ñu wax tamit mooy ne Sénat ñun wóolootuñu leen gis nañu seen liggéey ci élection yi mujj bi loolu wax nañ ko. jaa nañ tamit ci biir plateforme bi ne conseil constitutionnel la mu bind dugal ko ci code électoral bi nag ko ci génnee loolu yëpp effectivement loolu la ñu wax mais ñun mësuñoo wax ne militaire moo war a diriger ministère de l'intérieur. soxna yi fare ci APR nekk ca France ñoom nag fantasiro am na ci seen biir ñeneen nag na nga beddeeku daal di rek wan gannaaw ki nga xamante ni mooy seenub présidente ñoom ñooñu nag beddeeku ñu ne falaat njiitu réew mi Macky Sall képp moo leen ñox ñu amal foofee nag ñaari ndaje muy nag kon ñaari pàcc yooyu nga xamante ne nii déggoo wu ñu bokk na ci nag ki nga xamante ne nii moom député de la diaspora la di Niba Sène ak conseiller économique social ba di Diariba Ibrahima Kam. jigéenu APR yu France féewuloo ak seen présidente di madame Mbacké Awa Diop liggéey ngir falaat président Macky Sall atum 2019 bi ñu dëgmal la mooy li leen tax a jóg. jigéen ñi mën naa wax sunu responsable bi des femmes liggéeyul ndax depuis référendum bi ci lañ ko gis xam ni affaire yi dara doxatul législative bi mu ñëwee jigéen ñi dañoo taxaw di campagne mais campagne bi mësuñu ko ci gis benn yoon loolu moo tax ñu jóg ndax ñun président li muy liggéey Sénégal foog ñu dooleel ko buñ ko dooleelun du ñu jël bant di ko fa kastal ci tànkam. ñu taxawal seen comité de pilotage yaatal ko ci réewum France bi yëpp def ko ay pôle ngir xelli seen xalaat ci ana lan moo mën a jëmale diaspora bi sa kanam. di génne ñëpp xale yoo xamante ne léegi lañ am 18 ans wala ñoo xamante ne ñu ngi am 18 ans bientôt mois de décembre ñooñu la ñu bëgg a dem recruter leen yóbbu leen defal leen ay carte d'identité ak ñoo xamante ne dañ fi nekkoon judd fi màgge fe ma suñu am carte d'identité xale yooyu tey la ñuy viser ñu dem uti carte d'identité am na tamit ay parents yu fi nekk ñoo xamante ne amuñu woon carte d'identité ñooñu la ñuy viser tey def porte à porte génne leen dem yóbbu leen ñu def seen carte d'identité pour mën a voter. ba ñu laajee kii di seen njiit nag di madame Mbacké Awa Diop nanguwul yëy yàbbi ak ñun ci mbir mi. njiitu réew bu France di Emmanuel Macron ñu koy xaar nag tey jii ci Ndakaaru muy tukkib nemmeeku ñetti fan bu mu fi war a def ëllëg nag kon ci ajuma bi ëllëg dina fas yéene rek kon seq waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall bu ci jógee nag dana teewe conférence bu mag boo xamante ni ñu ngi ko jagleel wàllug njàng mi ñu ne conférence boobee nag solo si mooy rek dugal koppar ci njàng mi ngir nag mu gën a ñoŋ bu ca jógee dana daal di nag dem ba diwaanu Saint-Louis. visite nag jàppale ni kon ndaje ak taskatu xabaar yi moo ko fas yéene jeexal mu nekk nag visite officielle boo xamante ni njiitu réew bu France fas yéene nañu koo def fii ci suñu réew lu soxal loolee sax ñenn ci Sénégalais yi nag yéy nañu yàbbi ci ñoom nag ñu bari seen gis-gis mooy njiitu réew bu France bu ñëwee nag nanu koo dalal ndax ku ni Sénégal na réew ma teraanga am na ñoo xamante ne nag ñoom yëguñu tinuñu sax ne njiitu réew bu France war na fee ñëw di Emmanuel Macron ñu teewlu seen i kàddu ci micro Fatimata Ba. man yëgu ma woon ne sax yàlla xam ne dina ñëw Macron Macron yëguma sax ne mi ngi ñëw ndax yaakaaruma ci dara xaaruma ci dara laa ci xaaru ndax balaa moom Sarkozy woo Hollande ba ci Mitterrand tout ce qui s'est fait au Sénégal ces 25 dernières années la main de la France ba mu des xëy na kii pont Faidherbe bi nga xam ne sax coopération française bi duggoon na ci tuuti gisuma ci lenn. waaw na ñëw ak jàmm ñu teeru ko ak jàmm rek waaw l'essentiel Sénégalais yi nañu silvissé rek jàppale Macky Sall quoi. waaw ñu teeru ko ni ñuy teeroo buur waaw dalal ko ni ñuy dalale gan gu baax waaw teeru ko bu baax lépp lu xel xalaat rek ci lu baax war nañ ko ci mën am parce que gan la buy ñëw day indi teraanga rek. visite président France Sénégal moom du lu bees te jàpp ma nag ne am na lenn lu ci war a Sénégal war a mën a gañe man la vraiment loolu jàpp ma non jàpp ma ko parce que ay président France yu bari ñëw nañ fi
te boobaak léegi gisuñu fa dara loo xam ne réew mi yokk na ko ci côté boobu c'est ça. kon yow jàpp ma ne am na dara lu ci Sénégal di gagné vraiment. may ko yar ak teggi dalal ko comme tout président nit bu jógee dëkk ak dëkk rek même donte du président sax nit bu ñëwee donte woyu la sax bu ñëwee sa dëkk war nga koo yaatal. La France est là pour ses intérêts. Le gaz, le pétrole, le chemin de fer, il n'y a que ça qui les intéresse. Si nous avons un pétrole et gaz, nous ne fi gis. Donc, nous faisons que nous avons quoi. Même Vitis Macron, moi, je devancier yi laa yemale. Chaque chose ñoo na fi jamono Abdou Diouf ak ñeneen ak ñeneen kooku ñoom politiciens yi ñooy bëgg sànni suuf rek waaye France moo ñu yilif ci jamono maama ak léegi yal na yàlla doole jàmm rek. kon tànk yi mu fi dox si moom jiitu réew bu France bokk na nag ci teewee ab conférence bu mag ci wàllu njàng mi ñu fas yéene nag kon dugal koppar ci njàng mi ngir gën koo ñoŋol ci Sénégal conférence boobee nag ñu ngi koy xaar benn fan jàpp ñaari fan ci weeru février lu ko jiitu nag fële ca lycée John Kennedy am na nag ay ndongo yoo xamante ni amaloon nañu fa tamit ab bés doon ci gëstu waxtaan solo si nag mooy ni ñuy fexe rek ba gën a tàggat ndongo yi ci ay domaines yu bare ndongo yi nag ñi ngi fekk baax fii ci Sénégal am nañu bàyyi ko ci Afrique sowu jant ba ci réewum France dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. tollu ci téeméer rek ñaar fukki élèves bokk ci ndaje gi nga xam ne nag ci ñeent pàcc lañu ko def lépp nag ci ay atelier moo tax ñu dajale fii xale yoo xamante ni mooy ñi gën a xarañ ci wàllu jàng ci Sénégal ci yenn lycée yi am na 12 lycées Sénégal ak ay lycée yoo xam ne dañuy def enseignement français fii ci Sénégal ñu toog waxtaan lan mooy école bi ñu bëgg école bi ñu bëgg nag dañ ko def ci ñeenti pàcc école bi ñu bëgg ci wàllu numérique maanaam internet connexion science et cetera école bi ñu bëgg ci wàllu mobilité internationale ku nekk xam na ni tey da nga bëgg boo jàngee ba pare frontières yi bañ a tëju pour yow nga mën a di dem di dikk di jokkoo ak ñeneen ñi nekk ci àdduna bi beneen boo xamante ni dafa nekk art et culture aada cosaan ak ngëm-ngëm nga xamante ni am na solo torop ñoom naka la ñu gisee moom mooy taxawaayu école ak éducation ci wàllu boobu ak beneen boo xam ni ku jàng da nga bëgg liggéey bëgg lijaasa naka la ñuy def ba nga xam ni ku jàng di nga am liggéey wala nga mën créer sa bopp sa liggéey. doon ab séance goo xam ne nag dina tax kon élèves yi gën a am ay xibaar ci ay discipline yoo xam ne nag lu leen neex la ëllëg bëgg ci am liggéey. art rek la sopp bëgg naa doon comédien ñett at nga nii ma ci yëngu demal ay atelier semaine bu nekk. et donc tous les mardis soirs je fais 3 heures de théâtre d'affilée. ay bokk atelier bu tudd bu ñuy wax entreprise relation entre entreprise ak entrepreneuriat par rapport ak l'école du futur bu ñuy wax. il faut que dès à présent ñu commencer jël ay aspects yuy permettre pour école bu ëllëg élèves yu tey ñu mën a gaaw a sentir ci entreprise yi. buñ ne financement jëm nag ci éducation solo bi mooy nee na ñu gën a taxawu ngir faj bépp jafe-jafe bu am ci secteur bi it. du rek ay ci benn partie lañ koy def dañu nar a xool disparité yi am xool fi nga xamante ni moo metti ci éducation ñu régler problème yi xool ana curriculum bi lan la xale yi di jàng xool ana secteur yi xool zone yi xool itam diggante góor ñi ak jigéen ñi lu tax bu ñuy dugg école ñoom ñëpp di duggandoo te bu ñuy génn école am lijaasa dootuñu gis jigéen ñi lu ci bari. élève tey buy jàng c'est pour ëllëg bu magee mu mën a di dem liggéey ci benn entreprise te dès à présent buñ ko jàngalee nu muy liggéeyee liggéeyum entreprise nu muy mën a doxee day gën a yombal liggéeyam ëllëg ak nu muy mënee nekk en relation ak nit yi. on a besoin d'infrastructures pour par exemple au théâtre. bëgg naa ñu defal ñu ay bërëb yoo xam ni dinañ gën a mën a yëngu ci théâtre ni mu waree. amale installation ambiance bi ñu mën kaa créer ci scène bi bokk nit ci art plastique ñu jàppale ñu ci investissement. forum bi boole ndaw yi Sénégal ak France organisé ko jëm ci xalaat njàng mi nan la war a tëddee ëllëg dina may nag élèves yi ñu wax seen xalaat ngir gën a ñongal mbir yi. dem beeg dikk bi ñu ne war nañ ko xoolaat ndax léeg-léeg nag nu neex waay defee la projet boobee nag ñu duppee benn chauffeur benn taxi ñu ne projet ba gàllankoor da caa am lu soxalit laissez-passer yi ñu ne nañ koy joxe daal nu neex waay defee la loolu yëpp nag bëgg nañu mu dakk chauffeur si nga xamante ne nag kon ñoom ñoo bootu ci regroupement boobu ñu duppee Retramos ak ña bootu ci GIE Bokk Yaakaar ña nga doon wax seen jafe-jafe yeggee nañu ko nag directeur bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi moom it mu daal di leen taxawu ci lu bare bari bokk na rek ci nag daal di leen nangul kon seen poñ bu mujj ca la ñu doon ñaxtu ñoom chauffeur socé démb ñu doon janook taskatu xibaar yi ca gare des Beaux Maraîchers Salif Sow. chauffeur taxi jaune noir yi ñoom grève wuñ dañuy continuer di liggéey
ndaxte nee ñu ki nga xamante ni moom mooy seen kilifa jëf na jëf jooj jarut ñuy freiné ñoom nee nañu léegi laissez-passer fu ñu dem mën nañ ko fa amee dogal bile ayu bés ci kanam la ko gaañ di jëfe xamante ne yàggoon nañ ko bëgg te mu xawoon a jafe muy laissez-passer nii boo jëloon taxi léegi foo mu jaare Tëngéej wala nga dem 4e section pour mën a am laissez-passer léegi nag loolu am nañu réunion démb directeur transport to am nañu ak moom réunion démb ba loolu dindiwuñ ko naam mais dañ ko gën a yombal léegi nag dañ koy tas ci police yi tas ko ci gendarmerie fexe sax mu nekk ci péage bi. wàllum dem beeg dikk bi am na leneen loo xamante ni nee ñu ma nga ca te du yoon nee ñu xamatuñu kan mooy clando ak it kan mooy taxi zone noire borom particulier yi fii la ñuy nekk ñu ne di yàpp biir Ndakaaru wala sax ba ci région yi kon boog nee ñu bëgg nañu kilifa yi jóg ci lijjanti loolu. clando yàgg na fi am mais dañ ko war a réglementer vert blanc moo amoon ñuy daw ci banlieue bi yooyu aussi bëgg nañ ko delloosiwaat ba nga xam ne dañuy mën a xam kan mooy clando ak kan mooy particulier waaye booy xool tey Sénégal mënoo xamee kuy clando ak kuy particulier. benn chauffeur benn taxi projet boobu bu président Macky Sall la waaye ba léegi amagul ndaxte nee ñu FONGIP moom moo war a génne chèque de garantie bi maanaam moo war a verser ca banque ba koppar yi tax loolu mën a nekk. ñu ngi lancé un appel président yooyu nga xam ne moom la ñu waroon a def muy lettre de garantie bi ñu amoon ci FONGIP te ñu war a dugal xaalis ci banque bi kooku aussi ñu ngi wax Doudou Ka mu jàpp ci nu mu gën a gaawee parce que chauffeurs yi moom li leen war def nañ ko ba pare donc ñoom rek ñoom ñoo ci des. parking privé bi nga xamante ni maanaam da ngay fay te mu nekkee ci aéroport bu bees bile nee ñu kilifa yi digg nañ leen ne dinañ leen ko tijjil ñoom taximan yu Dakar yi léegi. jaajëfal ko bu baax Salif Sow ñu wax ci leneen lu ca mel ni nag jël loo xamante ne nii nit ka dakaa def maanaam yëfi nit mbaa jëfi nit ne ko fàng nag ci internet bi te borom yëgul tinul loole nag la ñu bëgg mu dakk ndax lu bare bari mi ngi koy yàq ci suñum réew commission bi nga xamante ne nag moom moo taxaw ci aar données personnelles ne nag réew mi am na charte bu mu tëral ca wàllu woowee kon nag daañu fexe ba charte boobee ñu jëfee ko ci seetlu tamit am na benn site boo xamante ne nii jarul sax ñu yegg ci tur ba waaye léeg-léeg muy génne ay xeetu nataal yoo xamante ni nii yéeme na site boobee nag ña ngay waxtaan ca moom boo moyul sax daañu ko tëj la ñu wax consulat sénégalais ba nekk ca New York tamit jëruñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew kon nag daal dina koy kalaame ci wàllu woowee Mame Biram Diouf. En tant que responsable sécurité aussi je me permets. mu mel ni laaj bi mooy administrateur site boobee ñuy tuumaal xam na bu baax musiba ya nga xam mu koy def di yàq dund ay nit ndaxte Awa Ndiaye kat dafa jàpp ni mbir yi lu doy waar la. xam ne mooy administrateur bi dafa laxu dafa feeñalul boppam te man yaakaar naa jàpp naa ne ku feeñalul sa bopp dafa am li nga xam ne yaa ngi koy nëbbate du lu baax. kenn amul droit jël vidéo jàmbur joxu la ko mayu la ko jaayu la ko permettre la ko nga koy dugal ci site pornographique. moom soxna si di xamle ne nag ne premier ministre sax waxtaan nañ ci ak moom ci mbir mi ngir kon ñu jéem a def lépp tëj site bi. parce que yónnee nañu déjà affaires étrangères pour mu boole ñu ak consulat à New York pour ñu seet kan moo nekk ci ginnaaw site bi ndax dañu ne site bi mi ngi États-Unis la nekk kon ñu ngi def suñuy ay enquêtes. waaye bi ñuy def suñu ay enquête ab dañ ne nañ def communiqué sénégalais yi xam lii xew ak lan mooy dox ñu def exprès dugal communiqué wal leen ne que am na site bi nga xam ne li muy def du dëgg te biñ ko defee jot nañu tontu ndax moom ko ci baax ma nee na mi ngi ñuy tontu kon kii nga xam ne mun nga tontu CDP mais wanal sa bopp ñu wax li nga war a def nga def ko li la yoon may nga jël ko waaye li la yoon mayul nga teggi sa waxtaan ak askan wi wal leen ne ko moytu leen waxtaan leen ak xale yi ñi xam ne dëgg la seen jamono la waaye lépp li nga xam ne ñu ngi koy dugal ci réseaux sociaux yi di ko def ci internet nañ ko xoolaat ko sàmm ko baax seen ba xam ndax tey gën na ci ñoom ndax ay xale lañu waaye fii ak ñeenti at ak juróomi at ak fukki at ak est-ce que dana gën ci ñoom est-ce que dana leen neex ñu leen koy wan ak di leen ko joxañ lu jëm ci sàtt ñu tëral jëm ci données personnelles yooyu ñu war a sàmm bu baax a baax Sénégal bëgg na it liggéey ak lii ci Union européenne ngir méngale lépp lu jëm ci yoon ci fànn bi di ko amal nag ci bis gi ñu jagleel ci àdduna si protection données personnelles yooyu.
ñu wax nag ci nu ñuy fexee rek ba Sénégal bañ a am benn jafe-jafe ci wàllu ko dund gu doy ci Sénégal loolee nag mooy mbébétu nguur gi ci loolee sax am na projet boo xamante ne kon daal dina koy samp projet ba nag lañ ci dugal ci koppar toll na ci fukki milliards ak ñeent li ko tax a jug nag mooy daal di xeex ndóol ni ñu ko waxee bu baax a baax ci atum 2018 nag la ñu fas yéene rek kon projet boobee matale ko Fatou Bintou Konté Mohamed Dieng ci leeral. gannaaw bu ñu jugee ci sécheresse bi nga xam ne atum 2008 la amoon nguur gi ngir renforcer li nga xam ne moom la ñuy wax sécurité alimentaire ci dëkk kaw yi mi ngi taxawal ab benn projet boo xam ne li ko tax a jug moo di xeex ndóol ci dëkk yooyu nga xam ne askan wi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe. tax a jóg mooy jàppale population yi ci li ñuy pour ñu mën a yoreel seen bopp ci wàllu sécurité alimentaire donc insécurité bi projet bi dañ ko taxal après kii fi amoon difficulté yu amoon ci insécurité alimentaire partenaires yi ñu ne ñu léegi dañ leen di jàppale pour que population yi seen bopp ñu mën a yoral seen bopp du ñuy xaar de insécurité alimentaire am ñuy woote fu nekk ni ñoo leen jàppale ñii ñi dañ leen jox loo xam ne ñoom ñoo leen jël seen bopp en charge donc loolu moo tax projet bi mu nekk agriculture élevage environnement ak tout secteur yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci développement rural. donc DRIAR lañ koy wax moom bile projet di projet de développement de résilience à l'insécurité alimentaire au Sénégal mi ngi toll ci 14 milliards ci suñuy koppar te nag région yi nga xam ne moom la concerné bokk na ci région de Fatick Matam Saint-Louis Tambacounda et Ziguinchor. banque islamique 14 milliards la mu nekk ci région Fatick Tambacounda nekk Ziguinchor nekk Louga nekk Matam également. Je pense à peu près disons 3 millions ñooy bénéficié wu ci projet boobu. mu toll ci juróomi at moom projet bi li ko tax a jug di xeex li ñuy wax insécurité alimentaire ren jii nag dafa fas yéene yokk li nga xam ne moom mooy ay mën-mënam ci atum 2018 bi lii. 2018 ñu ngi yaakaar vraiment maanaam yoon yi nga xam ne jël nañ ko ci 2017 ñu mën ko yeggali mottali ko ci 2018 am na ñetti activités yoo xam ni maanaam niñ koy waxee dañuy sutante maanaam li jëm ci production semence jiw bi li jëm ci yeesal potentiel génétique bi maanaam ñu am ay xar yoo xam ne dañuy mucc ayib wala ay nag ñetteel bi jëm ci production ay vaccin donc ñett yooyu tàmbale nañ ko ci jàmm ci année 2017 bi donc 2018 bi dañuy gën a yokk li nga xam ne jotoon nañ ko def ci 2017 gën ko yaatal mu gën a yegg ci population yi. lu toll ci 25% population bi jamono ji ñoom ñuy bénéficier aussi projet bi lee même bu fekkee ne nemmeeku nañu ay yenn rëq-rëq du jëm ci projet bi ci wàllum passation de marché. ñu wax ci wàllu mbay mi nag ak domaine agricole régional bu Kaffrine nekk ci commune bu Boulel domaine boobee nag ba nu ko kon lancé léegi am na ñaari at boobee domaine ñaari junni ci hectare mu mën a nag jur lu toll ci ñaar fukki junni tamit ci xëy financement yi nag toll na kon ci ñaar fukki milliards ak ñaar waaye la ca nekk nag mooy ba nëgë ni amul benn miir boo xamante ne tàmbali nañu ko tabax ca boobee terrain ba askan wa nag kon mën a tàmbali liggéeyub mbay moomee Ousmane Ndiaye moom mooy maire bu Boulel mi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu def seen kéemtalaay kàttan du ñàkk nag ñu dellusiwaat ci ñu wax nag ci daa yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di nemmeeku lu bare bari ci àll bi loole nag ay jafe-jafe la ca diwaanu Kolda loolu nag tax na kon ba ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci aar kon àll ba fexe rek kon ba daal di dooleel askan wi ci wàllu woowee ngir nag ñu xam nu ñuy fexe nag ba mën a fegg kon ci daa yooyu nga xamante ni ñu ngi koy faral di nemmeeku rawatina ak askan wa yeewoo kon ca saare bi ji ñoom nag lañ doon gën a tàggat ci wàllu woowee bañ ci jógee tamit jox nañu leen ay jumtukaay yu xarañ yoo xamante ne ni daañ ko mën a jëfandikoo loolu it du ñàkk ñu dellusiwaat ci ñu daal di wax nag ci maanaam ndaje mi nga xamante ne nag ñu ngi koy xaar ci Ndakaaru loolu ñaari fan lay doon jàpp ñeenti fan ci weeru février di ab forum sous-régional forum boobee nag ñu duppee ko kon la vie consacrée bu ñu ko déggee nag
jàppale ni kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci jàngu bi ñoom nag ñoo ca fas yéene rek daje seq waxtaan nag di xool ni ñuy fexe daal ba gën a taxaw njaboot yi ci Sénégal léeg-léeg jafe-jafe yi nga xamante ne ni njaboot yi ñu ngi koy jànkonteel nu ñuy fexe nag ba wut ci saafara loolu nag moo tax a jóg boobee forum ñu teewlu ci sœur Marie Diouf ci micro Habib Faye. forum URCAO la URCAO mooy union conférence supérieure majeure Afrique de l'Ouest mooy sœurs yi ak labbe yi yëpp yi nekk dëkku Afrique de l'Ouest fukki dëkk la ak juróom-benn ñooy tëje fi Dakar ndax xalaat ci tolof-tolofu njaboot yi naka la ñu mën a dégloo njaboot bi tey naka lañ ko mën a dimbalee ndax mu mën a réussir yaru xale yi ak lépp li ñuy xaar ci moom. dañuy ñëw xalaat déglu conférence yi def ay débat xalaat ci ñun défi yooyu lan la défi éducation la défi yar xale yi défi santé défi jamono li nga xam ni yëpp njaboot bi am na ko tey comme problème comme difficulté ñu xool ko def ko sur la table et voir ensemble lan la ñu mën a def ndax ñu mën a gën a dimbali njaboot bi ndax mu dem kanam. ñu wax nag ci métier édition ci Sénégal rawatina ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm nag ci moolum téere yi ñoom nag def nañu taxaw seetlu ci ab lël xool rek tolluwaayu seen liggéey lu cay gàllankoor luñ ca war a dooleel ñu ne nag bokk na daal ci ñuy yokk fonds d'aide bi nga xamante ni ñu ngi koy jagleel édition ci Sénégal te mu toll ci juróomi téeméeri millions ci suñuy koppar Cheikh Tidiane Dione. bari na ay téere ak ay jumtuwaay yoo xam ne jot nañ leen édité jamono ji nag ñi ko def moom mooy association sénégalaise des éditeurs ñoom sax jamono ji li ñu bëgg moom mooy daal di teg ay pexe yoo xamante ne dañ koy jëmmal ngir daal di mën a wéyal lii di édition fii nii si réew mi. fin wu activité projet bi cela veut pas dire que ne fi lay yem non parce que développé nañu ay outils yoo xamante ne daf ñuy permettre suñu jógee ci lii ñu mën a gën a taxaw gën a dëgër pour ñu gën a développer nationaux yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci mbiru livre ak ci mbiru lépp luy support loo xamante ne dina accompagner le ministère de l'éducation pour améliorer qualité. su weesoo pexe yooyu ñuy nas ak a noot yi bokk na ci leen loo xam ne gën nañ ko bëgg lii di ñu yokk enveloppe bi nga xam ne moom lañ jagleel lii di fonds d'aide à l'édition bi nga xamante ne dañ jàpp ne lu am solo la. ñëpp dañu bëgg Sénégal dafa bëri auteur du ouvrage scolaire rek ñi dañu bëgg defar seen théâtre ñi bëgg nañ def poésie ñi bëgg nañ def roman loolu yëpp nag éditeur bi mënu ko te livre aussi beau livre te li éditeur bi mënul def yëpp parce que tamit ñun dañu am suñu entreprise dañuy defar loo xam ne wóor na ne day jar parce que dañu am suñuy personnel dañuy fay dañu am suñuy charge sociale loolu yëpp mënuñu ko def alors auteur yi dañ naan fii daal doy na waar yenn saa dañuy dem sax ba France di uti ñu leen édité léegi nag gouvernement bi conscient na ci loolu mu ne bon léegi man dama lay defal aide à l'édition aide bi nag commencé woon na 200 000 mais ñu gis ne doyul dem na ba 500 millions mais doyul parce que maison d'édition yi bari nañ bu ñu leen ko bëggee séddale tam plus de 40 maisons d'édition xam nga la nga cay am du bari. atelier de partage nag ñu daal di koy amal niki tey jii ndaje gu ni mel daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk éditeurs yi daal di nekk fii nii si réew mi. ca foofee nag lañ doon defee ab bilan d'étape mu nekkoon benn occasion boo xamante ne ñoom sax nañ ci wane seen i bëgg-bëgg li nga xam ne moom lañ fas yéene def waaye tamit li ñu gën a bëgg moom mooy dëgëral. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Dione kàllaamay soninke la ñu bëgg nag gën a suqali ci Sénégal rawatina ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy làkk boobee kàllaama festival bi ñu duppi FISO muy festival international soninke ñu ngi koy waajal ñaar fukki fan ak benn lay doon jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février juróomeelu édition bi kon la ñu fas yéene amal ci festival boobee ni ñu ko waxee rek solo si daal mooy gën a taxaw ci kàllaama jooje waaye tamit la ñu fay waxtaanee bokk na ci wàllub tukki Cheikh Hassana Fall. Dakar nara doon capitalu soninke yu jóge fépp ci àdduna bi ci diggante ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février gi benn xeet ak ci culture am ñu war koo jaay ci diiru ñeenti fan. objectif kii bi mooy lan festival bi mooy gën dundal làkk saraxule. festival bi fan la jóge diaspora soninke mooy lan mooy pratiquement xam ngeen ne saraxule moom tukki rek lañ ci foo dem ci àdduna France États-Unis Congo partout ils sont partout liggéey rek lañ xam donc ñoom ñoo am il y a 7 ans de cela juróom ñaari at ci ginnaaw ñoo am xel boobu naan pourquoi pas organiser benn manifestation bi nga xamante ne day dajale
saraxule yi nekk ci monde bi yëpp. seen ndono ñu nar koo jaay ci bile festival ànd ceeg ay participants yu jóge fépp ci àdduna bi. ñu ngi xaar pratiquement 50 000 personnes donc ñu jógee Mali Mauritanie Gambie voilà Mali Mauritanie Gambie un peu partout quoi. donc contexte bi tamit ñu ngi organiser conférence de presse ci contexte bi nga xamante ne président France suba lay ñëw te koo ne France ci saraxule pratiquement mooy suñu destination principale donc bu ñëwee ni pratiquement question migration yi yëpp dañu gën a gën. ku wax soninke sa xel dem ci tukki te ci bile festival dinañu wax njëriñ gu migration am. dina am ay défilé en tenue traditionnelle wane culture saraxule bi dina am ay conférences religieuses conférences publiques ay thèmes yu bëri. dina am aussi concert ak de grands noms de la musique soninké les Demba Tandian voilà et autres même je pense même que dina am yeneen artistes sénégalais yi Dakar sax yi nga xamante ni ñu saraxule xam nga ñu ngi les Touré Kunda ils seront tous là pour vraiment ñu mun a wane réellement lan mooy cosaan saraxule lan mooy culture saraxule. ginnaaw kaay Nouakchott ak Bamako. festival international bu soninké yi dina ñëw fii ci Ndakaaru ngir gën a mën a jaay cosaan ak aadaam. Pama Dieng doomi Ndiouga Dieng génne na ab projet ci wàllu musique la ñuy wax 52 PC la ko duppee fas yéene rek kon bégal fans yi ci wàllu son nee na nag benn ay bis bu ne dana génne son bu bees weer wu ne mu génne vidéo bu bees loolee yëpp nag ngir waajal album bi nag mu fas yéene ko kon daal di koy bokk ak sénégalais yi laata muy dem ca bitim réew gën ko faa fësal démb nag mi ngi doon amal li nga xamante ne rek kon moom mooy lancement boobee projet Faye. door nañu ko 52 PC ayu bés gu jot benn son lañ fas yéene génne muy défi gu Pama Dieng lancé moom mi way uru ay ni fas yéene wone boppam ci wàllu musique fii ci Sénégal. sama routine rek liggéey suba liggéey guddi liggéey ngoon comme les joueurs mouiller le maillot. vidéo benn album la fas yéene génne atum 2018 gi doomu Ndiouga Dieng gi def projet bi arme de bataille am. personnellement su ma ko defoon rek ñëpp ne dina dem duma kontaan ndax bu boobaa peut-être que mën na tax ma bàyyeeku ba du dem mais le fait que nit ñi wax loolu damay rassurer déjà ñi nga xam ne gëm nañu di leen wax ni que dina am ci kàttanu kenn muy Laaw Góor chaque mois je ferai une vidéo mooy projet 52 PC 52 morceaux 12 vidéos la ñuy def. mu yàgg koo xool ba muy tuut tànk moom promoteur bi mësta xaddi benn yoon ci waykat bi. benn jour ma invité papam ci émission bi donc ci biir émission bi laa ko déggee mu woy ok fekk na boobu dama bëggoon def benn film boo xam ne dafay am musique ci biir donc bi ma ko déggee mu woy ma ne kii mën naa ko boole ci film bi ma bëgg a def mu am musique ci biir donc ma dem waxtaan ak papam pour loolu maintenant papam il n'était pas très d'accord parce que dafa bëggoon mu jàng ok ne ma dama bëgg wax ju diplomatique quoi dama bëgg nga encourager ko mu jàng mooy bàyyi ko mu jàng ba ci kanam. ci projet 52 PC bi Pama fas yéene def ay musique yu wuute. on a voulu avoir beaucoup de touches dañu bëgg indi différence ci morceaux yi ce qui fait que morceaux yi à chaque morceau du ñu liggéey ak même personne yi et puis ñun moom il est formaté démocratie il est formaté su may def dara ñi ma koy defandool damay waxtaan ak ñoom damay échanger ak ñoom damay leen di déglu damay jël seen idée damay jël seen xel ak seen xalaat donc ñu bëri participer nañ ci projet bi. musique doon may ci rakku Momo Dieng bi moom moomee sax ñëw ngir jëmmal boppam te jàppale waale rakam ji njabootu Ndiouga Dieng ñoom wàcc ñu benn yoon ci wàllum way.
jaajëfal ko bu baax Habib Faye mbokk yi ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jabar yi sàcc toogandoo waru ko procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye defatina jaloore ju rëy bi leen l'observateur dafa amoon fii ci réew mi ak kili goo xam ne dañ doon defar ay faux papier maanaam i faux certificat faux nationalité faux identité ak i kayitu juddu yoo xam ne baaxul ay doomi Guinée yu nekk fii ci réewum Sénégal lañ ko doon defal waa sûreté urbaine teg nañu leen loxo réseau ba juróom-benn nit ñoo ca nekkoon am na ku ñu naan Sele Diong Alassane Diabira El Hadji Sogui Gueye Boubacar Baré ak Malick Sarr ñoom ñëpp yéenekaay bi dañu jàpp nañu leen ba mu des Malick Sarr moom lañu xamul fan la nekk lu ëpp juróomi téeméeri doomi aadama yu fekk baax Guinée ñoo ngi leen di wër ndax dañoo yore ay faux papier lobso nañu benn waaye bu ñu naan Alpha Omar Bari ci moom la dil bi kalaate ne certificat nationalité la doon wut sa El Hadji Sogui Gueye ne ko ba ma joxee xaalis ma wutal la ko ñu waxtaan ba juboo fa mu ko koy wutalee yàlla def dil ba kalaate ba ñoom ñëpp teg nañu leen loxo ñoo nga ca yoon ak yoonal ba tey ak Soleil national mi ñu xëy xamal ne mu di Karim Wade di Bibo Bourgi di Rakk Ja di Mamadou Pouy li ñu doon sàkku ca Monaco ñàkk nañu ko ne ay compte banque ki appartement yoo xam ne nee nañu ñoo ko moom te état bu Sénégal sisiroon ko dañoo bëggoon état bu Sénégal teggi ci loxom waaye seen càkkutéef googe mu di requête ba tribunal grande instance bu Monaco rejeté na ko keroog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier libération xëy xibaar bi bu nuppi teg ci jël décision bu tribunal Monaco bi tegal ñu ci xëtamu njëkk ku ne Monaco xel dem ci France njiitu réewum France ak ngan gi mu war a amal ci réew mi yéenekaay yu bari ñu xëyandul xëy nañu ko enquête dina kay nañu tay lay yegsi ngir nganuk ñetti fan waaye président bu France di Emmanuel Macron ci Sénégal li ci am mooy li wolof naan daagu fañ la nobe ndax réewum France ak doole ji mu am ci Sénégal kenn dootu ko nattable recette fiscale yu Sénégal ak PIB bu réew mi boo ko jëlee xaaj ko ñeenti xaaj benn ba maanaam kaar ba journal enquête nee nañu entreprise yu France yi ci réew mi ñoo ko tëye mu di Bolloré di Eiffage Necotrans di Total Alstom Semaine de fer bu France Veolia Auchan SGBS ak yeneen yu ni mel Omar Faye bu leeral askan wi ne ci xët mu njëkk Vox Populi Emmanuel Macron dara indiwu ko ci réewum Sénégal lu dul li ñu dese ak as ñëw ci économie di ko korkoral loolee lay seeñu si journal bi dañu ñëw ak Emmanuel Macron ci réew mi dafa yëngal géopolitique bi Le Quotidien nañu moom kay bu yegsee nar naa gisi doxi ñaxtu ba sonn ne opposition bi nee nañu dañuy mars kuréel gi taxaw di bañ koppari CFA di front anti CFA ñoom it nee nañu dinañ amali doxi ñaxtu Macron bu ñëwee danañu dégg ñu dégg ci xët mu njëkku la Sénégal yi kàdduy Omar Sarr bu Parti démocratique Sénégal Omar Sarr nañu fa Emmanuel Macron bu yegsee duñu ko may dara fu mu dem danañ fa dem fu mu taxaw danañ fa taxaw bu tourné gis ñu danañu xonq cooy ba bu ñu xoolee xam ne am na lu ñu metti guerre dafay saf mondial guerre faramason yeeg nit yi diine yi ci Sénégal La Tribune nee nañu bu ñu moytuwul dinañu ko dégg ci réew mi GOF di Grand Orient de France kuréelu faramason gi doon tëkk waa Sénégal yéenekaay bi nañu moo waral coalition organisation religieux yi lëkkaloo ak société civile gi taxawal kuréel gu ñu naan faramason ak ngóor jigéen mukk ci réew mi taxaw nañu temm ci bañ a may faramason yi fu ñu yàq seenu nàkk ci Sénégal démb def nañu communiqué di ca wax la ñu naar ba noppit këru diine gu nekk ci réew mi yónnee nañu fab délégation Modibo Diarra bu Mali moom direct info nee nañu yónneewul moo demal boppam ca Touba bil journal bi Modibo Diarra dib candidat ci wotey présidentielle yi ñuy amal ci réew Mali yéenekaay bi nee nañu demoon na Touba seeti xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ngir nuy ji ko jaale ji ko waaye sàkku ji ci moom ay ñaan photo bi Modibo Diarra toogee xalifa bi moo nekk ci xët mu njëkku direct info photo Jean Paul Diaz bu muy waxee ba boole ci joxoñ ak gàññe ak xinni ko moo nekk ci xët mu njëkku Source A moom jiital BCG gi ci Macky Sall ak wàllum processus électoral bi ci la xëy Jean Paul Diaz na neexul ba neexul waaye gaañi xàmmeetuma leen rawatina kii di Macky Sall moom dafa soppeeku carrément doon beneen nit te Macky Sall xam na bu baax li ma koy sikkee sikk naam sikkul moom Macky Sall li am ba des Sud Quotidien nee nañu mooy kàddu yu fi yëkkati woon bërki démb wax jëme ci ministre intérieur ak li mu ne kuy xaar mu jëlub soldat di ko teg ca boppu ministère intérieur xal seen nga xaddi ndax loolee du ko def yéenekaay bi nee nañu waxam joojee ñi ànd ak moom fare ci majorité bi tàccu nañu ko ñaari loxo waaye ñi ci kujje politique gi te moom wax ji ànduñu ca wax ja dañu koo delloosi tegaat ko ciw yoon la Sénégal nañu moom président de la république ma ngay lijjanti leneen Macky Sall ma nga ca mbalit ma sant na premier ministre bu Sénégal di Mahammed Ibn Abdallah Dionne mu defal ko audit financier ak technique ci wàllu mbalit mi ba mu mën a xam gereew bi fi tonnikati mbalit di doon def fan yi ana lan moo ko waral Sud Côté nañu Macky Sall ngay jeex mbalit ma football bi ak journal Record mi ñu xëy xamal ne Pape Alioune Ndiaye ma newoon ca Galatasaray dem na démb ca Stoke City ga ca Angleterre fukki milliards ak benn yu teg téeméeri million la ñu ko jënde Record nañu ginnaaw footballkat bii di Imbula Bado di Pape Alioune Ndiaye mooy joueur bi gën a seer ca Stoke City roi de la banlieue sunu lamb nee nañu Modou Lo la tudd Modou
Lo daan na Gris Bordeaux, Modou Lo daan na Eumeu Sène, Modou Lo daan na Lac de Guiers 2 mooy le roi de la banlieue ki ko mujjee daan moom le roi de la banlieue di le roi des arènes Bombardier B52 xëy na di défendre ak tubayul ak a défendre Lac de Guiers 2 ci journal Les Échos. Bombardier nañu fa waa Sénégal dañoo gaaw a fàtte rek waaye Lac de Guiers mi ñuy ŋàññi tey ji ak di ko jéebaane yàgg na fee def jaloore kii di Modou Lo Bombardier nañu bu dee dafa bëgg ma may ko revanche am na ko wax moo gën li muy wax. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dana teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.